asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Walf TV yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di am mbégte nag tey di ñëwaat comme tout semaine yëpp yi nga xam ne dañ fiy jaar les mercredis di leen présenter grand soir bi nga xamante ni mooy sunu aar di am mbégte tey tamit di dalal ay kàngam ci seen wàll bi ñuy liggéey ma kontaan di leen remercier ñoom tamit ci seen teewaay si invitation bi nga xam ni bañaluñu ma ko wax dëgg yàlla parce que tamit ay kàngam lañ ko moon di am na si ay 3e âge 4e âge 5e âge comme nag samay xarit lañ dama leen dalal jàmm donc damay commencer par Awa Cheikh Diouf ma lay bàyyi nga nuroog mbokku téléspectateur Grand Soir sunu aar émission culturelle bi nga xam ne mercredi bu ne ñu ngi koy jagleel sunu aar. jërëjëf Kader maa ngi lay nuyu yow tam di nuyu sama naataango yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi muy sëñ Babacar sama grand frère ak sama rakk Massamba nuyu ñoom Alaaji ak ñi fi teew yëpp di nuyu téléspectateur Walfadjri yëpp di leen ziyaar di leen balu àq ci tabaski bi nu jógee di ziyaar it sunu mbokku chrétiens yi ci Saint Marie bi ñu jógee ñu di ko wax Assomption di ñaan yàlla def ci jàmm rek ci Sénégal di ñaanal borom télé bi nga xam ne moom moo fi bàyyil ba ñu toog fii tey di waxtaan fa mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jóge donc di ñaan ñu door ci bismillah rahman rahim àggali ci alhamdulilah rabbil alamina ba lépp loo xam ne lii wax nañu ko fii muy njëriñ di vraiment rafetlu invitation bi Kader merci. jërëjëf Awa Cheikh Diouf ñu ngi jàll di nuyu Babacar Mbaye Ndaak moo xam ni waaw kenn du ko présenté ti Babacar ñu bàyyi la nga nuyoo ko mbokku téléspectateur Grand Soir sunu aar. alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf Walfadjri jërëjëf Kader. waaw lu tax ma duggee noonu ndax da nga boole tey plateau bu am doole ndax suma rakk ji ma jàkkaar lool muy Massamba ak sama jigéen bi wàllu wi ñuy yëngu xam naa ku ko tudd ci réew mi dañu ci ñambaasaale waaye nag sama nuyoo ak sama yëpp sof naa ko ci wax Awa Cheikh nuyoo bi mu nuyu kër gi ñu nekk ci kër gi waa kër gi ak ñi ñu invité ak ni mu ñaanal ndaanal loolu fi jóge doon borom kër gi di Sidy Lamine Niass yàlla na ay yaxam sedd ci àjjana firdawsi ak ñëpp ñoom fa fekk barke rasulillahi am nañ mbégte lool tey ñëw toog ak yow te suñu rakk ju baax a baax plateau bi yàlla bu mu nekk plateau bi mujj bu ñuy toog ak yow ak ñeneen di ko def incha allah. jërëjëf professeur Babacar Mbaye Ndaak ñu ngi lay sant di la gërëm aussi ci sa teewaay ñu tourné ci docteur Massamba Gueye ñu lay dalal jàmm ci émission sunu aar Massamba na nga def ñu bàyyi la nga nuyoo mbokku téléspectateur yi. salaamaaleykum ñu ma toogal Kader maa ngi lay nuyu di nuyu Babacar mu suñ kilifa président association des compteurs du Sénégal donc Awa Cheikh di membre fondatrice ndax bureau lañ ko sosee boobu mi ngi yor centre culturel Blaise Senghor bibliothèque bi. di nuyu ñi ñuy seetaan di nuyu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun di ñaan yàlla musal ñu ci accident làmmiñ ci émission bi donc di rafetlu it jataay yi di am guddi ci télé yi que ñu mën a toog quand même di waxtaan ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu dafay am solo que ñu ciy waxtaan ak dal muy waxtaan woo xam ne dañuy dajale ñoo xam ne kenn ku ne mënoon na fee toogal moromam naan loolu moom la ñuy rafetlu. ni ko Awa Cheikh waxee rek def naa ne bu kenn nuyoo na ñëpp kon ñu ngi lonk suñu nuyu ci nuyoom di ñaan yàlla am tontu ci laaj yi nga xam ne yow moom nga dëxëñ te joxoo ñu ko avant ñuy ñëw. yàlla boo ñu laaj lu ñu xamul ka de. dama leen ko jox léegi laa koy laaj jërëjëf Massamba ñu nuyu aussi Alaaji Léeboon ñu ngi lay nuyu bu baax ñu jox la nga nuyoog yooyu tamit mbokku téléspectateurs yi. mais tey moom sunu wax du mën a sori ndax ku toog sa kilifa sa wax warut a mën a sori ndax lépp lu ñu xamee ak nu ñuy woowee rek ñii toog ñoo tax
donc dañuy tàggu rek di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci télé bi di nuyu waa télé bi di ñaanal tamit borom télé bi nga xam ne jóge na fi yàlla suñu borom teewe ko ca àjjana yi gën a kawe. di ñaan ñii nga xam ne nag ñoo ñuy tette seen ñu gudd fan ak wér gi yaram dama koy wax ndax maa ngi koy wax keroog maître Massamba dama naan ko maître ndax moom daanaka lu nekk ci man moo ko ci def. donc di wax rek ne sama maam daan wax naan ñaanal koo xam ne yàggam fi sa njariñ la koy ba nga koy ñaan mu fi yàgg te ñoom ñii seen yàgg fi muy maman Awa Cheikh di maître Babacar Mbaye Ndaak ndax ñoom ay maître laay wax ak maître Massamba yàlla nañ fi yàgg di ñaanal sama waa ji sama doom ndey ji nga xam ne moom it ay mag ak rakk lañ moom it yàlla suñu borom dafa koy xéewal jërëjëf joxol sa rakk jooju Mortala ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi. maa ngi nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant tey nag dina diis torop ñuy wax ndax ñi nekk ci plateau bi daanaka ñoo ñu tett ci liñ nekk mën naa ne bi ñuy nekk école diggu doom nekk 6e ñuy yóbbu ca taa Awa Cheikh Blaise Senghor boobu gënoon nañ ndaw fële lépp dooree ak nuyu di compte ñuy seetaan tonton Massamba ak Babacar Mbaye Ndaak fële ca Douta Seck fële lépp dooree kon tey jii nii dama naan ay baaba toog nii ñun dañoo ñëw rek taataan si di nuyu Sénégal yëpp di nuyu waa Walfu di ñaanal borom kër gi di fi jógee ay yaxam sedd fële ci àjjana firdawsi jërëjëf. amiin donc niñ ko déggee nii si nuyoo yi rek dafa campé émission bi tey émission tey boo leen seetloo dañ ko doxañ ci benn thème dafa daan am ñaari thème mais tey benn thème la te ni ñu commencé nuyoo rek si lañ xam ni compte lañ jëm ci compte maanaam lépp ñun dañuy faral di wax léebal ma ñu lépp gars yi maye mais dinañ ci dugg nañu xam différence entre lépp ak maye la mooy différence bi fi may dooree rek pour wax ko mooy lépp en tant que patrimoine loolu la ñuy dooree je pense lépp en tant que patrimoine tey Awa Cheikh lu lépp wax maanaam loolu lañ def ci affiche bi lu lépp wax en tant que patrimoine. waaw Kader lépp moom li mu wax bëri na ndax lépp dañ ko daan def ngir yar xale yi mu nekk loo xam ne li mu doon wax yëpp mooy yeete ak yare ak aussi bëggal ci biir loolu ci kaw loolu en même temps ngay bëggal xale yi da nga leen di won àddina xamal leen ñoom ñooy ñan xamal leen fan la ñu war a teg seen tànk xamal leen aussi ne dañu war a yeewu ci àddina pour mën a dund seen dund en tout cas ci ni mu waree. waaw lépp defe naa ni loolu la wax lépp daal yar la wax. ci gàttal. waaw dégg nañ ko Babacar Mbaye Ndaak kan moo daan lépp parce que ñëpp daan lépp est-ce que c'était donné à n'importe qui de pouvoir porter la parole d'abord ci jamono bu njëkk parce que en tant que patrimoine ak lu muy jëriñ. waaw Kader bala may dugg ci loolu dama bëggoon wax d'abord ni lépp ci boppam wolof moo ko tuddee lépp. wolof dañuy lépp pulaare ni tindol mandeng yi ni talin joolaa yi ni funen tubaab yi ni conte anglais yi ni story tale naar yi ni jebaab alxuraan indi aw saar daan ni ko alxasas loolu mu wër rek wan na ne ni xeet bu ma sa am ci àddina léeb na ndax léeb mooy école maam ya bi nga xamee ni mbind amul ba bi mbind amee sax ndax wax moo gën a saf mbind ba bi mbind amee sax maam yi dañ daan toog bu guddi jotee ba lépp ni tekk asamaan si weex tàll ak i biddiw ëtt bu ne laa wax ñu daal fay def ab géew maam ñoo toog waaye maam bu jigéen la daan nekk ci li gën a bari ndax maam yu góor yi dañoo màcc ci leneen la ñuy wooye léebu nag ci français mooy proverbe ci la góor ñi mas a gën a màcc waaye jigéen ñi ñoo ko daan jëkk def maam yu jigéen moo tax nit ñi tam
di attaché wu seen maam bu jigéen lu tax mag ñu daan ko jox mag ñi société bi ñu jógee dafa amul retraite boo retraité ci mbay mi mbaa ci càmm gi da ngay daal di am meneen métier métier bi mooy nga nekk jàngalekat daal di ubbi école sa biir kër foofu la lépp tàmbalee école la moo doon école yi maam yi école boobu nag lu ñu fa doon jàngale xam-xam jàngal la ni ko aw Cheikh waaye yow yaay kan fan nga jëm fi nga jëm loo fay yóbbu li nga fay yóbbu mu ngi seen kër gii ay valeur la maanaam ay jikko yu rafet moom la ñuy dëxëñ tabax ko ba nga xam ni moom la ñuy fooyee yenn saa yi sax di ko sànni xale yi waaye xam nañu kuy ji doo yàkkamti jiyal rek te bàyyi xale bu màggee mu focc. très bien Massamba dañuy wax léppoon amoon na fi daanaam ba mu amee yaa fekkee li ma si xaw a jaaxal yaa wax ñu dégg waxu mag mat naa gëm say xaw ma say joso si raw loolu dafa am nuñ koy déggee tey boo ne est-ce que waxu mag mat naa gëm ne say joso si raw am na déggin lu taxoon léppoon amoon na fi daanaam. waaw li taxoon mooy boo ne léeboon da ngay conjugué. conjugué yaa ngi ci passé. te wolof bu ne oon rek passé la. lekkoon demoon bàyyi woon jëloon mayoon. bu ko wolof waxee rek passé la. te li ñu gëstu mooy que lépp moom ki koy lépp xam na ne léebee ko mag. nit boo tasee ak moom nuyu nga koy njëkk a def. salaamaaleykum wa maaleykum salaam. nga ñaanal ko jàmm mu ñaanal la jàmm. bu nu bëggee dagg. instance psychologique bi nit ñi nekk ci seen activité pour dugal leen ci benn adduna boo xam ne possible yëpp dañ koy ubbi nga xam ne amatul nag ne lii mënta ne ndax dañ lay wax ne adduna yaatu na ci réflexion boobu nga nekkoon ne biteel la ndox lañ ciy def ndox rek lañ ci mën a def fi nga nekkoon ne kaw ci kaw la ne suuf ci suuf la war a ne xar mënta wax nit ay wax dañuy jekk ba càgg ñu ne nañ dagg loolu possible boobu pour ñu dagg ko dafa am lu ñuy wax la phase fatigue de la communication phase fatigue boobu moom mooy phase contact bi nit boo ko wooyee téléphone Kader bu ko fekkoon muy togg bu rosé bu décroché daf naan allo boobu bokkut ci waxtaan wi mais maa ngi lay dégg mooy maa ngi lay dégg allo ci léeb nag moom mooy léeboon ñi ne lippoon ñi ne léppoon boo ne léeboon neewoo yaay lépp nee nga maa ngi jottali lu ma fekkoon tibb ko di ko joxe léeboon te léebagoo de yaa ngi ci présent war a def dem ci futur waaye bëggoo nit ñi des ci présent bëggoo ñu anticiper ci futur nga bëgg leen téye ci passé te commencé goo lu doy waar mu noonu léeboon te commencé goo Kader yaa ngi ci passé commencé goo ñun léegi bu ma ne léeboon loo may wax léppoon kuy léeb fi mu ne nii yow mi war a wax. yaay jottali ñoo ko bokk léegi. léegi lépp bi dañ koy bokk responsabilité. bu ma ne léeboon yow miy déglu nga ne lippoon wala léppoon. léppoon. ma ne la amoon na fi. nga ne ma daan na am kon dëggal nga li ma ne amoon na fi. kon est-ce que di nga ma jàppee kuy wax lu dul dëgg. ndax yow sa bopp li ñuy wax naan le protocole. dañ koy teg la convention. loolu la ñuy wax le protocole de contact ou la convention de fiction. les conventions de fiction boobu boo ko tegee. ma ne léeboon kii déglu ne ma léppoon ma ne ko amoon na fi mu ne ma daan na am. d'accord naa quoi. daan na am daan na am ci ak maanoom ma ne ko ba mu amee yaa fekkee mu ne ma yaay wax ma dégg ma ne ko waxu tey kat matut a gëm mu ne ma sa josa ci raw. dama ne ko kon lu ma wax mooy bu ma wax li nga yendoo bu ma raconter sa vie maanaam li stand upper bi di def. waxu tey. waxu tey bu ma wax waxu tey bu ma wax li ma yendoo mu ne ma sa josa ci raw waaye man neewoon naa ko léeboon neewoon naa ko li may wax a mag parce que léppkat bi xam na ne li muy wax a ko mag le conteur sait que le conte est plus âgé que lui. Kader loolu moom moo tax loolu bu ñu ko defee rek ba juboo ci léegi nag dañuy suspendre jugement. munoo nag ne garab du dee dekki waaw bu la ko bàyyi daan doom léebal tey munoo ne njool xam nga ba mu ñëwee ba fekk nit ñi ci penc mi waaw bàyyi mënut a waxee ak moom noonu parce que léegi protocole de jugement génne nañ ko léegi nag Kader ñu dugg nag dans le monde du rêve
xam nga léegi tey da ngeen am lu ñu tuddee luñ ko tuddee lunette yooyu ñu tuddee 3D. boo ko jëlee bu nu la koy takkal bu nu la ko xasee ba takkal rek. lu ne mën nga koo gis. protocole de 3D boobu ngeen di am ñun suñ maam yi dañ ko amoon moom mooy la phase Fatick. léeboon léppoon amoon na fi daan na am ba mu ay yéen a fekkee yaa wax ñuy dégg ñu ne la gone ga de keroog ba mu xëyee ne baayam maa la ëpp alal baayam ne ko luy sa alal mu ne ko xam-xam baayam ne ko maa la ko jàngal mu ne ko baay li ma jàng lépp am naa ko maa la ëpp xam-xam baay ji ne ko demal ci sa nijaay nga seeti ko mu dem ci nijaayam toog fa ñeenti at ñëw ci baay ji ne ko baay mu ne ko sama nijaay amul xam-xam mu ne ko lu tax sa nijaay amul xam-xam mu ne ko baay mu ne ko sama nijaay daal damaa toog ak moom bi ma toogee ak moom ñeenti at ba ma fay jógee sama nijaay waxut mu ne ko doom sa nijaay noppi la doon jàngal ndax ki waxagut kenn xamul lu mu am foofu nag la lépp jógee tàbbi géej bakkan bu ko njëkk a foon tàbbi àjjana lu waral lool lu waral bakkal bu ko njëkk foon tàbbi àjjana tàbbi géej maanaam waaw xam nga maanaam dañ koy tëj quoi bu ñuy tëj dañ koy tëj waaye tëjin bi dafa am mbir dafa am mbir mi mooy képp kuy déglu lépp yaa ngi xaar kañ lañ koy tëj kon dañ sa attention di nga ko def ci moment yëpp séquence yëpp ba bañ loolu rëcc la waaye géej mas ngaa dem géej Babacar mas ngaa dem géej lu fa am gannaxu géej bu ñëwee nu muy def day dem di ñëw ñu ne la lépp bi tàbbi na géej kon xaar ko mu ñëwaat bakkan bu ko njëkk a fóon tàbbi ca àjjana ja kon bu lépp bi jeexee lépp dee na waaye yow ñi ngi lay wax ne la déglu liñ la wax ci lépp bi yëpp te nga xam ne dee ngi ñëw. baax na ma dama seetlu ni léeb yi bëri na xam naa ni yéen def ngeen si ay répertoire yu bëri aw Cheikh tey amul différence gisuma ko trop ci léebu Europe ak léebu Afrique parce que boo ne Cendrillon mooy kumba am ndey kumba amul ndey xëy na niñ koy dugalee est-ce que et puis ñoom dañoo nuróole lan nga ci wax ci nuroo yi ñu am ak moral yi ñu siy dugal éducation bi ñu siy dugal est-ce que conte européen yi du conte africain yi bokkul. loolu sax je crois que sore na parce que tey jii même biir Sénégal rek boo ko doon seet boo demee Saalum wala nga dem Sine wala nga dem Kajoor wala nga dem Bawol mais ak foo mënti dem fi ay waalo effectivement léeb yu wëri ñoo ko bokk mais léeb bu ci nekk ci contexte bi mu nekk lañ koy dugal donc tey jii boo nee kumba am ndey ak kumba amul ndey xëy na niñ koy waxee fii ci Lebu gi ak nañ koy waxee fële ca Saalum mën na bañ a bokk parce que garab yaak mala yaak ya fa nekk bokkuñu te nit ku nekk li nga xam ne fa la sa contexte sa environnement sa langage environnement donc nga mën a am donc loolu moo tax ba comme niñ ko waxee léegi ci introduction bi comme lépp dafa jógoon pour yar jóg pour bégal xale yi jóg pour won leen àddina tam mais ñun dana am Europe am ñeneen am donc lu bari dañ koy daal di bokk parce que loolu mooy aussi littérature orale la lépp littérature orale la donc loolu ngay wax noonu mënul ñàkk ci léeb mais quand même fii nii au niveau interne au niveau sénégalais au niveau africain dina am ay variantes conte waaw parce que tey xëy na boo jëlee fii bukki fii moom moo fi mais fële boo demee bukki mooy gën a muus fii mais fii ñun bukki moo gën a dof voilà mais fële boo demee Europe peut-être ñoom renard la ñuy jël parce que renard moo am seen environnement bukki amul seen environnement ñun lëg la ñuy jël waaw ñun lëg la ñuy jël aussi donc il faut que environnement bi déteindre ci li nga xam ne moom la ñuy wax man je crois que variation yooyu moom loolu moo koy indi man foofu laa bëggoon ñëw sax parce que lu tax lëg war a gën a muus bukki ndax ñun boo demee bu màgg ci dëggantaan da nga naan est-ce que lëg moo gën a muus bukki waaw ku nekk fi ngay muusee rek parce que dans la belle aventure de Lëg le lièvre je pense lëg toujours mooy gagné benn yoon la ko bukki gagné mooy bi mu ko mattee non gagné na ko feneen itam waaw bi mu ko léttee gagné na ko feneen itam ba ñuy séddale jën ya dañoo ànd ñoom ñaar ñu dem Mboora seeti benn pël buy napp xam nga pël buy napp Sénégal rek la am ak càmm lañ ko xamee mala soo daal seen xarit boobu may leen juróomi jën ñu dellu
jàpp yoon kii war a ñibbi Seeseen fa la lëg dëkk keneen kii war a ñibbi Njuureen waaye kii dëkk Seeseen te di lëkk da ko bëgg a nax ngir am jën yu ëpp ci juróomi jën yi leen jox ba ñu tàggoo nag kii jëm fi kii jëm fi loolu daan ne ko grand da ngay denc jën yi ba suba quoi kii bukki ni ko déedéet dencal rek yow wóolu naa la dencal mun ko non grand dencal rek yow man xam nga yaay sa mag dencal rek da ko magu da ko yaay sa mag dencal rek bukki jël jën yi denc ko suba tin fajar maam Yacine Sarr bukki seen lëg di ñëw mu ngi ànd ak ñetti doomam doom ju ne mu ngi yor potu yelwaan gis nga fa mu bëgg a jaar saa waay bi xale yi ñëwee nag mun leen nuyu leen seen nijaay xale yi nag yaru nag nijaay bukki na nga def na bu nga xam ni ñii ñeenti jën yi lañ bëgg a jël bàyyi ko benn jën mu ni xaaral ma dem jël jën yi indi juróomi jën yi teg daan ni lëg séddaleel léegi na ko yow yaa war a séddale yaay sama mag bukki na ko waaye yow lañ wax ni yaa gën a am xel ci àll bi te ko am xel moo war a séddale séddale mu rafet la def yi fi ndaanaan daan ni ko waaye yow da ngaa gore te bal ngay mën a séddale da ngay gore bukki xam ni dugal nañ ko mu daal jël teg juróomi jën yi daal di jël benn jën daal ni benn jën a ngi nii daal koy jox lëg daal ni ko lëg ak ñetti doomam benn jën mu des ñeenti jën mu daal di jël benn jën mu des ñaata ñetti jën mu ni bukki ak ñetti jënam benn jën boobu la ko naxee bukki commencé na muus kon mais bukki saa yu intérêt nekkee en jeu mu génne xelam ndax bu ñu fàttee ni lépp ci suñu gox yi xam nga lu muy tekki maanaam xare bi nga xam ne moom rab yi xare ngir lekk ak nit ñi lekk gi dafa jafe donc xam nga wut boobu ñuy wut ñëppay wutandoo concurrence bi day bari ñoo bokk li ñu bëgg léegi xel gën a màcc yaay am ca saasa ki sa xel gën a màcc gën a teel a màcc kooku mooy jël waaye li mu ci jàngate mooy xam nga lan noonu lañ daan jàngale xayma xale yi ci société boobu nga xam ne binduñu c'est par ça qu'on enseignait le calcul les calculs complexes dans la société de l'oralité loolu c'est important ndax boo xoolee ci àddina ñëpp lépp damay wax ni souvent bu fekkente ni benn maam la àddina am ñii nee nañ ko Adama ñii ne le premier homme bu fekkee benn maam la bu fekkee Afrique gii la juddu lépp ñu jëkk Afrique gii la amee kon nga xam ni lépp xeet yëpp a lépp waaye xam nga lu leen di wutale leen rek leen di wutale aw Cheikh wax na ko sànq environnement fi ñuy léebe ji ñuy jëfandikoo ci léebi garab yeeg jinne yeeg yooyu tur yee mooy soppeeku waaye la nekk ci biir léeba ñu bokk ko jottali xale yi xam nga lan la ay jikko dong fit gore man xam ñeme tabe yooyu dong la lépp feese ay jikko loolu nag ku ni waruñu koo jottali xale yi jàngal leen ko xamagoo société bi nga bokk je pense que li nga wax dafa important ci loolu la ñu yëngu ñu c'est tellement important dans l'éducation de la société d'aujourd'hui tey jii que retour aux valeurs li nga wax ni yëpp bu fekkee ni ñu ngi koy topp def naa dootuñu wax ay zéro déchet dootuñu wax ay encombrement dootuñu wax parce que foofu lañ koy jàll dañoo léebatuñ waaw léebalatuñu xale yi waaw léebalatuñu xam nga lu tax mu jógee fi boo xeebee li nga am ñëpp xeeb la dañoo xeebloo lépp lu nu am dégg nga yaa ko tàmbalee sànq de nga ni boo léebee sax ñu ne da ngay maye te lépp des koy jàng gis nañ ñun ñi ay jàngalekat lañ de xam nga lu tax ñu dugg ci danoo gis ni dafa manqué ci liñ doon jàngalee am na benn dimension bu manqué ci
suñu protocole d'enseignement maanaam ni ñu wax ni noonu la ñuy jàngale xale yii nii ñun gisoon nañ ne am na lu nu manqué mooy dimension oralité boobu moo manqué woon ci li ñuy jàng te foofu la mag ñi daan jaar pour dugal li ñu bëgg a dugal ci xale yi jikko yooyu te pourtant ci mission école la bokk. non mais man pour prof histoire par exemple li ngay raconter histoire après nga expliquer ko xale bi war koo bind mais oralité la d'abord. mais je loolu pense que loolu waaw loolu la ñu war a njëkk. loolu laa man waaw moo tax war a def foofu loolu laa jëkk gis man. waaw man histoire bi ñuy jàngale. mën nañ ko jàngale par l'oralité. te doo jalgati. doo dagg dara ndax xale bi boo toogee mën nga ko ay ñun suñu protocole histoire par exemple nii la leçon bi boo ñëwee nga def rappel. après annoncer la leçon du jour après introduire ak yu mel noonu après discuter xale yi discuter ak ñoom di jële ci xale yi jële ci yow ndax échange la mais échange yow booy échange kay yow boo jëlee kàddu mën nga ko jël sous forme d'oralité man de noonu laa ma sa def nga xam ne xale yi dañuy am envie déglu la te doo fen te doo jalgati histoire doo wax lu dul dëgg waaye na nga koy nettalee moo leen di neex bopp ñëpp nii la ñuy def am na prof yoo xam ne kenn du ratt seen cours. dëgg la waaw oralité Massamba bu ñu nee fable damay gis fable dafa fekk La Fontaine am na ñu mu doon woon waxal est-ce que tamit ci biir léegi bu ñu jëlee animaux yi amuñu ñu bëgg a waxal par exemple bukki mooy kan lëg mooy kan. Bonne question parce que dafay compléter question bi nga posé Awa Cheikh parce que question universalité lépp nga posé réponse yu gàtt suñu maam Adama keroog ba suñu maam Awa juddoo mu wàcc ko fa dem wuti lu mu ko jox mu lekk ba mu ñëwee nu mu def ba wax ko la fa xew da ko nettali yàlla nan la def ba wax ak sallallahu alayhi wa sallam ba mu xam fu yonente yi jaar fàttali da ko fàttali ba pare nag tegoo ko ci xul waxal jullit bi jàng alxuraan ndax buy tari day yor téere bi wala day wax le Coran écrit ne prie pas c'est le Coran parlé qui prie gis nga carrière buñ ñu nax te nañ ba kaf yi ak caaxaan yi ñaare ngi nii yoo xam ne laaj nga ko benn bu njëkk bi il faut ñu xam que Senghor ak Ablaye Sadji bi ñuy def la belle histoire de Lëg la Lièvre c'était un programme pédagogique pour jàngale lire il faut ñu mu leer nañ du woon collecte de comptes pour sauvegarde et diffusion du patrimoine doon l'objectif bi l'objectif était pédagogique kon dafa am nu ñu styliser waate suñu compte yi ba mu xale bi mën ko comprendre ñu am maam randatu au début ñu am lépp fi muy wutee xel nan la amee xel ñu wan ñu dès le début ba pare ñu defal ñu la belle aventure de Lëg la Lièvre mais personnage principal bi Lëg la Lièvre la kon kay nag boo amee héros da ngay am opposant héros bi am ay adjuvant lépp yi muy bëri pour ñëwaat ci fable yi nga wax noonu il faut ñu comprendre que lépp dafa am structure lépp te lépp yi dañoo bëri duñu am jot pour wax ko am na lépp boo xam ne da lay nettali fu geenu fas jógee loolu la ñuy wax le conte étiologique da lay nettali fu gënu jógee nettali fu xiin jógee mu am lépp boo xam ne da lay nettali fu dëkk bi jógee fu cosaan bi jógee kooku conte boobu dafa jege mythe mu am lépp boo xam ne bu ñuy commencer société bi day am jàmm mu am waaju fa indi ay ñuy xeex pour jàmm ñëwaat fin bi jàmm mën na ñëw jàmm mën na bañ a ñëw y a ce qu'on appelle les contes ascendants y a ce qu'on appelle les contes descendants mu am ce qu'on appelle le conte en spirale kumba am ndey kumba amul ndey ñaari personnage la kii day génn dem kii génnu dem léegi nag lu àll bi wax waaw kay kadee il faut ñu xam ne les fables de La Fontaine moomu ko dafa am grec bu tudd Ésope boo xam ne dafa defoon ay contes buuru France bëgg a yar doomam ñëw ci La Fontaine ne ko dama laa bëgg a dénk sama doom pour mu baax léegi nag yow yaay précepteur sama doom mu ne ko man xam naa ni sa doom mën a baaxee nan lay baaxee mu ne ko damay jël lépp yàgg ya bind ko waaye dama koy bindaat ba lépp bi bu daanoo mu am moral loolu nag mooy wuutale ñoom seeni lépp ak suñuy lépp ñoom seeni lépp dafay am moral au début ñu développé ko da ngay def benn citation après nga développé ko léebu Afrique nag léeb bi yëpp mooy moral bi déroulement wu léeb yëpp ngay topp pour gis moral bi
kon su ma la déggee mooy maanaam bu fekkee ne tubaab bi dafa wax moom à la fin day wax la morale de l'histoire est comme ça loo koy rappel dafay def rappel pour doom mais ñun morale bi xale bi moo ko war a jëli ci biir li maam yi wax li kiy nettali li muy wax moo tax buñ daan lépp ñëpp ay toog ku ne jël li nga toll gis nga dañ daan lekkee ceebu jën kenn ku ne tibb lu doy ci sa biir noonu lañ daan léebee ñëpp toog kenn ku ne comprendre la nga war a comprendre waaye li la Babacar wax comme dañoo bëgg a nàmm xelu nit ki da ngay tànn ban façon lépp bu ma amee gone yoo xam ne ñoom li ñuy jàpp bëriwut ma seetlu ne bu may wax ak ñoom dañuy fàtte dafa am lépp bu tudd farandool boo xam ne moom laa leen di léebal ne leen gone gi kët keroog ba mu ñëwee ci baayam ne ko jox ma yat dafa koo sànni ci guy ga jox ko doom mu sànni ko ci géej bi jox ko jën mu jox ko picc mi jox ko dunk mu sànni ko ci taal bi jox ko aw xal mu jox ko gan ñi jox ko bëy tëgg bi ray ko bi ko tëgg bi rayee jox ko liir mu wekk ko ci yoon wi buur bi ray ko buur bi mu ko daanelee daal di koy jox aw yat mu ne ko nag léegi jaam laa bëgg ako fas buur bi jox ko jaam ako fas mu dellu ci baayam ne ko baay mu ne ko mu ne ko yaa ma joxoon yat ma sànni ko ci guy gi jox ma doom ma sànni ko ci géej bi jox ma jën ma jox ko picc mi jox ma dunk ma sànni ko ci taal bi jox ma xal ma jox ko gan ñi jox ma bëy tëgg bi ray ko tëgg bi jox ma liir buur bi fel ko buur ba ko fel moo ma jox jaam moo ma jox fas nga ne gone yi répété leen gone yi di répété loolu la ñuy wax mémotechnique xam nga lu ñu koy jaayee fi place de l'indépendance bi jógee Asie ñu la koy jàngal pour mémotechnique kooku cours bi boo defee cours ba pare di nga fay 25 000 mag ñi nag dañ ko daan jox xale bi bala muy am fukki at ñu jàngal ko li nga wax nii Omar Ben Khattab Keita dama bëgg nga dégg bu baax li Massamba wax nii après ñu wutal ko instrumental gars yi bàyyi seen rab yi bu ñuy rab ñu rab ko nii bu ñu ko rabee lii nii dana mémotechnique la xale yi bu ñu ko dégloo moo gën ay clash wala ego trip non nañ ko defee nii waaw culture urbaine nag man kiiwu ma leen de aw ma problème ak yéen am na lu gën a yomb loolu Kader sax am na lu gën a yomb bu ñu yaakaaree ne li ñuy wax nii amul sens ba ñu jàpp ne ñoom làkku nasaraan moom moo baax ñu indi leen ko ci làkku nasaraan ne leen l'enfant avait dit à son père qui avait perdu ses repères parmi ses pères et qui ne le considérait plus comme un compère, père, donne-moi un bâton et je te donnerai un esclave. Il a pris le bâton qu'il a jeté dans le baobab lui a donné un fruit qu'il a jeté dans la mer lui a donné un poisson qu'il a donné à l'épervier lui a donné une plume qu'il a jeté dans le feu lui a donné une braise qu'il a donné aux étrangers qui lui ont donné une chèvre que le forgeron a tué, qui lui a donné un cadavre de bébé qu'il a mis sur la route, que le roi a renversé et le roi lui a donné un cheval et un esclave. Gis nga bu ñu kenn fat bu ñu kenn sonal ñun kenn suñu xel mi la kenn dul toogati Kader. xam nga li ci neex boo ci juumee leneen ngay wax. boo juumee leneen ngay wax. boo juumee leneen lu àndul ngay wax. voilà moo tax li nga posé question léegi aw Cheikh je suis très content aujourd'hui que ñu comprendre benn affaire que li tax ñun ñu yéeg ci seen di lépp xam nañu lu tax. parce que dafay aar boo xam ne boo yéegee sur scène da ngay tiit da ngay wéet waaye nag ku amul fukki lépp doo lépp 2 heures de temps. te fukki lépp Kader boo ko amee tase nga ak fukki mag ñu la jox fukki xam-xam comme dem wuti lépp dem xam nit ki la loolu moom moo tax li nga wax lépp yëpp ci àdduna bi ñoo bokk structure situation initiale perturbation dynamique de l'action situation finale wala nga am élément d'équilibre au début société bu am jàmm ñeenti rabu àll yu ànd rabu àll bu ne nit la nag. waaw rabu àll personnifié bu ne nit la mais suñ société bi moo bëri teggin Kader xam nga nu ñuy def. bu fekkente ne Ndoumbé Thiam ca kokki wala Ndeye Thiam gisee ca kokki dañoo yor ñaari doom di tappaleel kii bañ a tappaleel kii duñ ko wax dañuy bàyyi ba ngoon ñëpp toog ñu léebal ko kumba am ndey kumba amul ndey. waaw. moo tax nag Mambi Sidibé biñ ko laajee. gëskatu bu mag bi nekk gëstukat bu mag bi nekk Mali biñ ko laajee lan mooy lépp. mu ne lépp mooy dëgg goo xam ne dañ koy dëxëñ ci ay ree waaye mu ne gis nga ree ya dañ koy ree ci biir lépp bi waaye gis nga bu lépp daanoo mu ne sikkim gën a dënn mu ne bu lépp daanoo sikkim gën a dënn xam nga luy sikkim gën a dënn Kader waaw sikkim bu gënee dënn waaw sikkim bu gënee dënn moom waaw gàcce la kon nag mën nga wax ak lépp moom lépp dafa am teraanga Kader am sutura mën nga cee wax ak ku ne wax ceeg moom lu la neex wolof dafa neex sax gis nga boo déggee li ngay wax ak boo ko boolee c'est comme en français dans toutes les langues am na yoo xam ne boo ko manipuler dafay rafet léegi dama bëggoon ñu dem ci El Hadj Lébo na nga may ma ñu été un peu El Hadj donc da ñuy léebal parce que yow am nga sa style dama bëgg après ñu wax ci ba pare ñu soog a wax kuy El Hadj. waaw salaamaaleykum. salaamaaleykum. salaam.
dama am sama dëkku maam ramatu lañ ko tudde waaye ba muy doon dëkk ba kenn ñi mu fa woon a wax ramatu ndax dëkk bu amuloon tur la kenn ñi mu ko woon laaj kenn ñi mu ko wax kenn du ci wax kenn du ci waxtaan dafa bañoon ko woo boo nee dëkk bi sax mu taal la mbaa mu soppeeku waaye li neex ci dëkk bi mooy Kader dëkk ba dafa neex lool meññ lool baawaan lool am jàmm lool ña fa dëkk ñëpp da am lu ñu bëgg moo tax kenn du fa jóge kuy tukki fa nga dëkk dafa neexul mu neex lool waaye dëkk bi fu nee dëkk bi maanaam bu fekkoon mu guddi dina bëccëg bu fekkoon mu bëccëg guddi boole ko ngelawul cooroor lu metti loo xam ne ak tàngoor boo xam ne kenn ñemewul wax dëkk bi borom dëkk baak ñëpp di mag lu mag ba moom gone du ko sulli ñu nekk ci dëkk ba rek toog am ju taaru ju jekk lool ju am yar lool joo xam ne saa yu xëyee day dem ca àll ba daal di taxani li mag ñi daan def nga xam ne bu ñibbisee day togg daal di wut ay meññeef ñibbisi mu koy def ba mu yàgg benn bis mu dem ca àll ba commencé di way ndax soxna si am na jëkkër waaye dafa ñàkk ndeyam ak baayam ma ngay way di reetaan ma nga naan ay waay walloo yaay ku may walloo man sonn naa yaay ku may walloo ay waay walloo yaay ku may walloo man sonn naa yaay ku may walloo noonu lay def ma ngay way ba ci mu yàgg picc ma nga ca kaw dégg picc mu rafet bu taaru lool bu xonq cur mag ñi dinañ xam la may wax tuuti lool waaye mu ne fër dikk ba ca bànqaas ba nekk ca wetu noppam ne fa ca mbaxtal ne ko ah soxna si li ngay woy sa baat bi neex na lool de man de bu ma sañoon ma xamanteeg yow ñu nekkee xarit ba pare ma xam sa dëkk nu mu tudd mu ne ko déet bu ci dugg sama dëkk amul tur mu ne ko déet dëkk bu amul tur nu mu daan ne ko man sama dëkk amul tur mais yow mii di picc dama bëgg xam sa tur mu ne ko déet ah yow na xaaral maa bëgg nax sa dëkk amul tur man may am tur waaye bu sëkk amee tur rek man ma am tur commencé naaw ma ngay dem de ko ak moom di dem ndaw si tamit ni mu kontaane muy caaxaan ak moom jël benn xeer su ndaw daat koy sànni mu jëm ci picc ma far nam doon café mu dal ca bopp picc ma daanu dee mu metti ko lool ma ngay jooy di jooy fu mu gën a méttee ma ngay jooy jëkk for jël picc mi ci ay loxoom teg ko ci boppam jëm ci dëkk ba bu mu dikkee ba ci buntu néegam fekk jëkkër ji nekk ci biir mu dugg si ne ko sama nijaay mu ne ko mu ne ko man de damaa def njombe mu ne ko loo def njombe mu ne ko picc mi day sama xarit lool may kaf ak moom nag far gaañ ko jëkkër ji gees su gis picc mi de ay laa ilaha illallah yow li nga laalaake la kii mooy ramatu ko ko def lu bon dal la ramatu mooy sàmm dëkk bi ramatu kenn waru koo def lu bon waxuma la ak na nga rey ko man de xawma fu ñu jëm ak yow waa dëkk bi dégg ko dañ ko ba xam nga daa yàgg ci dëkk yi ba déggee coolu ñu daw ñoom ñëpp ñëw ñoom it ñee ngay jooy ñee ngay naqarlu xam ne ramatu moom ku ko masaana laal rek dara dal sa kaw moo tax boo dee seet cosaan mag ñi dañ daan dëkk ak moom ñu ne noonu def ñu ne nan dem seeti borom dëkk bi borom dëkk bi kay buñ ko seetee dina am xanaa pexe mu ci nekk ndax ñoom ñooy borom cosaan ña ngay dem ba digg ci kanamu néegu borom dëkk bi ñu daal di fëgg daal di yëglu li mag ñi naan yëglu mu ne leen bismillah ñu ne ko ñun de mbooloo mi daa tar lool xam naa ne man ak sama soxna loon waaye waa dëkk bi yëpp ñu ngi ci ginnaaw mu ne kon xaar li noonu ma génn bi mu génne ñu teg mbicc mi ci kanam mu ne la ilaha illallah waa ko def lii kii de def na njombe mu ne ko soxna si de moo ko def soxna si wax ko nam ko defee mu ne ko xaaral ñoom maam day luñ manti defit am na njërmande ci doom wala sët xam nga nuy defa war ma lu mu ñaan amu ko loolu kon kenn mënu koo am nañ ko def ni ñu def suñu mbokk sang ko suul ko jox koy war ma ñaanal ko bu ko defee ñu mën a ñaan sun maam yi ñu jéggal ñu ci lii ndax lii de bu ñu jéggalul dëkk bi dina tàkk de dëkk boo xam ne boo ko masaana woo sax mu taal far nga rey koo xam ne moom mooy sàmm dëkk bi lii war nañ ci jóg ñu def ko noonu toog ñetti fan dëjal ko ca bis ba ca ñetti fan saraxal ko nit ñi def ku baax
ñaanal ko mu dem ñu teg ñetti weer soxna sa rayoon picc ma nga xam ne dëkk bi dafa tàngoon ba kenn mësu faa judd doom amu fa lenn amu fa bi ñu defee ñetti weer soxna si wan nu lor soxna si bi mu wan neew lor waa dëkk bi yëpp dégg ko nag daane li di xéewal la kon de xéewali ramatu moo ñëw ba ko yàlla mayee ba kanam mu jël doom ju tudde ko ramatulaay dëkk ba tudd ramatu ñu teg ci fan xale yu jigéen ña fa nekk yëpp ku ne yàlla may la nga wannu lor góor ña fa nekk ñëpp ami ndono lii mooy cosaan jërëjëf El Hadj jërëjëf merci beaucoup waaw en fait li ciy neex toujours ci lépp dafa fekk il faut nga xam nooy waxe dafa am kàllaama bu ñuy waxee du ko mu neex rek nga lépp buy wax El Hadj buy wax day neex a déglu Massamba buy wax dafay neex a déglu aw Cheikh buy wax dafay surtout robinet bu yàqu dañu ma waxoon bu ma ko tooñ waaye foog ma tooñ ko Babacar Tit buy wax parce que dañuy wax art oratoire yaay ñu ngi fay sax di jàng ji art oratoire mais gis nga bu ñu fayoon ba jàng lépp foog naa ni waaw dinañ leen déglu président de la république sax bu ñu la ko falee da nga war a jàng lépp waaw ndax nga mën a wax ak askan wi ñu mën la déglu campagne électorale lépp la waaw campagne électorale boo mënee lépp nag vraiment bilan bi lépp la bilan bi da ngay lépp sa bilan waaw raconté defoon lii fi amoon na fi Kader baal ma bu gàtt ci biir lépp bi dafa am ñett yu ma ci jàpp yoo xam ne dang ñu poser question yu am sens benn bi lépp bi dafay wax xale ne ko picc kenn du ko rey rabu àll kenn du ko rey te deful la dara Kader luy écologie Kader luy protection de l'environnement xale bi avant muy am juróomi at jàngal nañ ko ne ko picc mi deful la dara bu la rombee bul jël ay xeer di ko rey pour ton plaisir boo ko defee dina am ay conséquences conséquences yi nag boo ko rectifier ba corriger ko mën na jur lu baax deuxième élément bi ci biir léeb bi boo xoolee léeb bi ni ko El Hadj commencé dafa commencé poser la question tuuru dëkk tegal la ko argumentaire mais li nga wax lu ëpp importance ci biir léeb bi yëpp da ngay remarquer ñaar benn bi mooy la respiration deuxième bi mooy l'écoute léppkat dëgg bala muy mat léppkat dafay mën a déglu ku mënta déglu mënoo lépp te ki ngay njëkk a déglu sa bopp déglu sa bopp ba pare ce qu'on appelle le rythme intérieur du conteur rythme intérieur boobu nag lépp bu ni mën na la ko jox lépp bi mat na 2 heures de temps waaw mais temps wu émission bi may na ko intelligence mu dagg ko loolu nag dafa am ñaari yooyu def ci lépp bi lépp dafa am ñaari parties yoo xam ne moom moo koy raccourcir loolu bu la neexee boo bëggee lépp bu gaaw da ngay dindi ce qu'on appelle les descriptions et les dialogues boo ko dindee rek récit sec bi moo ci des boo ko bëggee yokk nag lépp mën nga ko yokk mën nga ko wàññi mais ay tiroir la Kader yooyu dañ koy jàng te élage vraiment voilà lépp bi nii wane na non loolu laay wax parce que am na lépp lu mu lay jàngal bëri na développement personnel yi ñuy wax ba léegi def naa ci lépp la gën a jekkee parce que développement personnel la ñu wax de yow il faut nga yaru pour nga mën a yaraate foog nga jàng pour nga mën a jàngale waaw donc benn différence dama gis moom par exemple buy lépp guitare lay yor bon si moom rek laa gisu gum Sénégal gis naa ko ci yeneen dëkk Sénégal moom mu yor guitare muy instrument bu moderne mu koy léebee je sais pas ak léebam bi ak nu mu ko defee bon lan nga ci mën a wax ak loo jàngat ci léeb bu mu fi def léegi waaw mais musique bi muy def nii accompagnement la rek mënoon na nekk kora mënoon na nekk xalam mënoon na nekk leneen et c'est pour accompagner rek pour aussi nit ñi gën a bàyyi xel ci li muy wax aussi man en tout cas man noonu laa ko jàppee li ci des mooy bon masse disons leçon bi am ci léeb bi masse wax na ko parce que boo xoolee effectivement mooy le respect de la vie et n'importe quelle vie d'ailleurs muy animal muy végétal ak yooyu loolu la ñuy jàngal ci compte loolu dañ koy jàngale ci continuité aussi Allah ji léeboon wax na ko ci biir aussi solidarité bi am ci dëkk bi kilifteef bi am ci dëkk bi loolu yëpp mi ngi ci biir compte bi mën nañ ko ci jàngat je crois que loolu laa ciy jàngat musique bi moom c'est à mon avis c'est pour accompagner c'est pour égayer c'est pour mettre de l'ambiance man noonu loolu laa ci jàngat ci musique bi
waaw balaa ñu dem ci Mortala dañuy nuyu Adi Niang mu ngi ñuy seetaan depuis Maroc. Adi di suñu xarit bu baax a baax di suivre émission bi ñu ngi koy remercier bu baax. di nuyu aussi Lébu Ndoy man du may faral di kii mais Lébu Ndoy nee na Babacar kañ ngay ñëw jàngal si si seen projet boobu jàngal si compteur Louga yi ci projet ñu ngi lay nuyu di nuyu Massamba di nuyu Awa Cheikh Lébu Ndoy aussi ñu ngi lay nuyu Mortala foo dëkk. Maam Fatou. ah Maam Fatou. non su ma ne waaw xoolal waaye man la de maa ngi juum bu ma la ne foo dëkk wax dëgg yàlla tu ñuy wax patrimoine nu mu ne foo bokk wala loolu la ñuy wax ci wolof. ah foo soqe ko. loolu ci wax rek baax na. foo bokk foo soqe ko. bu ne am na tontu. waaw non est-ce que li ma wax dëgg man xam nga man nag wax dëgg yàlla man. bambanaar laa. foo dëkk mu wax la fa muy fanaan. waaw foo soqi ko. mu wax la ko. foo cosaanoo mën na koo bañ a xam. ay mën nañ ko koo nettali. ok foo bawoo. yooyu yëpp man am foo bawoo yëpp bokkuñu léegi loo ko bëgg wax ci français. mooy foo jógee ca sa cosaan. waaw te kon yaay kan nag. non yaay kan mu wax ma turam léegi. waaw yaa nga ñun suñu wolof. tur woo day sar mooy loolu. tur woo day sar. ah. tur woo gis am na mën naa sar. yaay kan. man maay maam Fara Ndiaye Fara ma xa janoor ak Mariane ma ca Ndar tuutaan ma jobbe Ndiaye waali ngoon ma des sambam yàq waali ngoon ma des sambam Ndiaye Sulay ak Seega Sampend ak Boubacar koddu ngaro Kurambisaan ñaaña gay gànna ñaañaati gay gànna ummi gay gànna gay Cheikh Paate gay. yow en fait xam nga damay laaj tur au singulier yow nga wax ma sa tur au pluriel. déet moom mi parce que mu bokk la wax. Kader moom mi ngi soog a nekk nii muy waxee nii. ci moom léegi man xam naa mooy kan. waaw. man boo demee yaay kan du ma la boo demee yaay kan su ma la waxee Massamba Gueye waxuma la may kan. waaw moom daal maanaam yow fu mu toll nii jël nga trait Arigoni bi yóbbu ma ba Ndar. ba ñu passé Ndar. ak lu ko weesu. ak di dem waaw moom koy xam na moo tax ma ne Arigoni ba léegi bu ñu waasee Ndar. non weesu na Ndar. ñu jël horaire. la mag Ndar. la mag Ndar. la mag Ndar. pourtant ko ne la de moromam yi kan moo ci man li waaw jàng la. mais def na maîtrise xale bi. jàng la. def na maîtrise mu ngi DEA. DEA ngay def. droit lay def donc loolu mooy yokk valeur bi. parce que xale yi nga xam ne ñu ngi université tey defe nañ ni wax américain ak yeneen moo leen di jox valeur. te lii mooy jox valeur nit nga xam sa bopp. dëgg la. nga xam sa bopp ba mën cee tontu. lii neex na neex boo xam ne gis nga gone yu ndaw yi bu ñu leen ko jàngalee tey. def naa bu ñuy màgg am na yoo xam ne dinañ ko rus a def. parce que bu ñu la ne yaay kan rek nga wax lii après bu ñu waxee yaay boo xamee yaay kan am na loo xam ne dañ ko rus a def. donc ba léegi waaw. waaw Kader li ma bëggoon yokk ci loolu rek mooy en fait lii mu wax nii effectivement xam yaay kan dafa am solo. parce que bu njëkk communication yombul woon te lii mu wax nii maanaam dañ ko doon jàngal xale yi. bu dee ci séeréer dañuy wax an ci kaa njàngooj ba nga lim sa juróom-ñaari maam ci sa côté yaay lim sa juróom-ñaari maam ci sa côté pap loolu liñ ci jublu woon xam nga à l'époque jàpp jaam dafa amoon esclavage dafa amoon te nit daana dox ba réer ci àll bi dem ci dëkk boo xam ne kenn xamu ko dañ ko daan laaj yaay kan yow yaay kan foo jóge mu wax ay maamam te boo demee lim sa juróom-ñaari maam daanaka day yomb ci dëkk bi ñu am koo xam ne kii kat mbokku diw la xam na donc du coup dañ lay yóbbu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sa mbokk donc tu peux échapper à l'esclavage donc loolu aussi ci yar la bokkoon xam sa bopp ba nga xam ne boo demee ci àll boo fa réer di nga fa gis sa mbokk moo xam ne dana mën a xeetali en cas de difficulté waaw dinaa ci yokk lenn ci li Awa Cheikh wax xam nga mag ñi dañoo bari woon ay pexe dañoo fexoon ba nga xam ni xale bi boo ko gisee ci mbedd mi di nga xam ay faaraar yu ñu daan waxtu ci watis ga di nga xam ci ban gan kër la dëkk ci ban xeet la bokk ban askan la bokk da nga ko xam ci watis ga rek xale bu ne doon nañ fexe ba mu xam ndeyam ak baayam ak juróom-ñaari maamam comme ni ñu ko waxee léegi ndax xam nga jamono ni muy soppi ko mag ñi itam noonu la seen jamono daan soppi ko jamono junne am na nu ñu daan léebale xale yi ndax nag wax ak xale yi wax nga sànq ni yombul mag ñi dañoo amoon seen i jataay yu bopp xale bi ci biir kër gi lañ koy jëlee en charge nuy ndeyam d'abord nit ma nga yaroo ci ruumu ndeyam
waxu biir néeg la sa néegu ndey fa ngeen di waxtaanee boo génnee ci ëtt bi nag sa ëttu bàyyi la sa maam ak say nijaay ak say bàjjen ñoo fa nekk ngay xàmmee ñi nga bokkal deret boo génnee nag ca penc ma xam nga fu lay yóbbu dañ lay xarafale booleel ak say morom yu jóge fu ne nga tàmm bokk ba pare tàmm xam say nawle nag bu ko nit waxee mooy nga xam ñi nga xam ni yéen a bokk lu ngeen di bañ yéen a bokk lu ngeen di jomb yéen a bokk lu ngeen di rus mag ñi noonu lañ daan fexee ba nga xam ni dañuy dajale xale ci loolu communiquer ak ñoom communication bu nag boo xoolee tey jii nii parce que il faut ñu ñëw tey li ko indi tey jii nii communication bi dafa féete foo xam ni waru faa féete tey jii nii kër goo dem amatul maam appartement yi la amatul maam appartement yi la maam ba ñu tudd yooyu rek waaw non parce que amatul bu njëkk ba dañuy toog ci ëtt bi ku nekk toog xam nga maam lu muy jëriñ waaw tur wi rek yar na xale tur wi jegeel na xale ak kooku juru ay waajur affection la boo xam ne yàlla moo ko def ci doomu aadama boo xoolee nag bu baax a baax damay toog mu jàgg ma ni mag ñi ñooñu ëpp xel ñun ndax lépp lu ñuy wax suba ba ngoon dañ naan sunu maam yi ñoo ko fi bàyyi ñun nan nañ fi bàyyeegun kon ñun de bàyyeegun ñun nan nañu wanee ni nitu jamono ji nañu indi nañ lu bees danaa la ngeen may ma benn minute rek bi nga xamee ni l'islam dugg na fi ci réew mi mais mag ñi dañoo bañ a fàtt seen bopp alphabet arabe bi sax laa wax bi nga xam ne mooy firi alxuraan dañ koo jël def ko ci seeni làkk am na taa marbuta ñu jàng arab ñu may dégg taa marbuta mais wala fi tuddee ko taa tànk pulaare ni koy ngel buñ ko waxee nga xam ni moo lay delloo ci tànk ba nañ koy bindee ni tànk nag ñun la ay ngémiñ till noonu lañ ko comme vee lañ koy bindee mais xam nga ñooñu bëgguñu woon fàtte seen bopp jël ay tur nag boo nee Babacar ñun la Mbay Omar ñu ni Ngala dañoo ba ñu ne fàtte seen bopp ndax culture ak diine bokkul culture ak diine bokkul ak religion xeet wu ne am na culture am mën naa am nag diine man culture bee jiitu mais man je suis un musulman de culture africaine je suis pas arabe je suis pas chinois je suis pas américain je suis un musulman de culture africaine loolu bu ñu fexee ba xale xam ñooy ñenn dootuñu toppandoo kenn ndax nag démb gaal la loolu la soo ma ni démb gaal la gaal xam nga lu ñu ciy jëli gaal xam nga mooy lan maal valise gaal la xam nga lu ñu fay jëli am na loo xam fa lañ ko war a baax ndax àndatul ak jamono waaye am na yoo xam fa lañ ko war a jëlee yooyu la ñu war a wéyal loolu mooy tradition jërëjëf Babacar defe naa dañuy dem ci Mame Fara ñu bàyyi ko mu dugg ci compte bi Mame Fara ñu ngi lay féliciter et puis ñu si jaarale di kontaan ndaxte art deuxième partie bi fa lañ jëm le compte en tant que art léegi patrimoine lañ nekkoon mais en tant que art mbir boo koy def warul tere su ñi jàng ñi ñoo koy gën a mën art bi boo koy def tamit c'est pas parce que dañ la dàq école que da nga war a nekk artiste ba looloo ma jaaxal Sénégal kuñ dàq école da nga nekk artiste parce que amuloo foo jëm am nga tuuti talent aca nga ñëw bon voilà quoi donc buñ la gisee ngay def dégâts si kii en droit dañuy kontaan et di la ñaanal yàlla mu may la diplôme yëpp yi ngay sàkku ci sa àdduna ñaan yàlla aussi mu may la tamit sa bëgg-bëgg compte bii nii yàlla na la yàlla yóbbu fu sore léegi ñu bëggoon nga may ñu tuuti pour suñu grand yi noppalu ko tuuti nga bëggal leen bëggal aussi mbokku téléspectateur moom ba tey dañuy bëgg waaw kon léebal rek na ñëw léebal ñu bëgg comme ma ne damaa dëgër bopp léeboon amoon na fi ba mu amee yéen a fekkee waaw yaa wax ñu dégg ok tey rek waxu tey ndax jar naa gëm waaw say josa si raw li ma leen di léebal mooy
àll batu dafa amoon benn àll bu naatoon naat ba jéggi dayo waaye ak yëngu-yëngu jamono rek ñu commencé di gor di dëkk di gor di tabax ñu dem a dem ba dëkk bi gëj a taw dëkk bi toog lu yàgg tawul dex yi commencé wow ñu dugg ci bekkoor waaye ci biir dëkk boobee am na ci foo xam ne ñu ngi koy wax Alabatu benn village waaye buur dëkk boobee takk mu jëntalu soxnaam mu féetee xale ngir topp ci lu ko neex rek mu ne daf koy tabaxal ab gàngunaay mu woo daki ngir ñu xoolal ko fan moo gën a baax pour mu bégal soxnam su mujj daki di wër ba egsi ci àllu Alabatu boobu bi ñu egsee gis nu mu yànjee gis ndox bee ngi ball gis lépp a ngi dox ñu delluwaat ci buur ne ko gis nañ fi ñu mën a def gàngunaayu soxna si mujjee ñëw waaye daa am lu ñu umpale mooy li fi bàyyi àll boobu te li ko wër yëpp raaf ndax àll boobu ay mbokki mbaar yu dugg lël ñoo ko jëmmal ak seen mujjuka ñu suul ñoom téeméeri mbokk mbaar yépp ku ne sa mujjuka ñu jëmmal ko ak garab yooyu jur yeneen garab yooyu jur yeneen garab yi di dem ba mu doon àll gu naat rafet buur bi ne foofu noonee fa lay def gàngunaay bi ñu dem wëri daggkatu garab yi ngir ñu ñëw dindi garab yi nga xam ne ñoo tere gàngunaay bi ñu samp ko waaye ba xabaar bi yegsee ci nopp ndonoy ñi nga xam ne ñoo sampoon loolu seeni sëtaat ñoom it ñu dajaloo waxtaan waaye buur bi nangul dellu gannaaw amuñu pexe ñoom ñu sukk tàllal seen loxo yàlla mi nga xam ne mooy buur gannaaw buur bi yor na dooleem te fas yéenewu dellu gannaaw ñu ñaan bi daggkatu garab yi ñëwee toll ci 20 ki leen jiite comme bu njëkk balaa ngaa dagg garab faw nga léemu tàggoo mu léemu tari xaaj dóor bi mu dóoree ci garab bi rek fii affaire bi dal deret ball ci ñu dégg ci groupe daggkatu garab yi am ku yuuxu ñu xool gis tànk bi dagg daggkatu garab yi dellu gannaaw buur bi ba mu jotee xabaar bi mu yedd ko mu bal lépp lu mu naroon ci àll boobu ngir jëmmal loolu ci dëkk boobu saa yu kenn juddoo saa yu kenn jëlee soxna dañuy saxal garab ngir sàmm loolu noonu la léeb bi jeexee daal di tàbbi géej ku ko njëkk xenc après man jërëjëf écologie environnement reboisement
désertification loolu yëpp moo ci ne jàngat la boo xamante ne xëy na sax dañ koy def livre tubaab bi dana ko def lu toll ni livre ñun ñu def ko ci en 4 minutes ñu koy wax lii ba léegi day dellu si lañ doon wax ni bu ñu dugalaatee compte tamit ci biir éducation tey ci biir école dana am lu bëri lu mu indi ci xale yi ñu mën a xam da ngay faral di jouer def naa yaa représenté woon Sénégal francophonie bi passé Abidjan donc maanaam yaa ngi ciy liggéey yaa ngi koy def liggéey yaa ngi koy def métier yaa ngi ciy continuer El Hadj da ngay faral di jouer yow tamit ci ay cabaret donc maanaam yéen a ngi koy def métier. ay jataay daal ay jataay waaw jataay di ci dund def ko aar waaw loolu la ñuy ñëwaat ñu wax léegi tey fu ñu toll nii Sénégal est-ce que conte aar la fii ndax considéré nañ ko comme art aujourd'hui comme les autres arts yi existent fii. man dama am ñaari réponse li ma gëm mooy 2014 bi ñuy def ouverture sommet de la francophonie man Massamba Gueye su ma nekkee maître de cérémonie c'est parce que dama nekk lépp te sommet nag bu gën a am importance boobu musu man bu ko ëpp importance gis moom pourtant keroog de am na ñu jàngee ci école tubaab am na ñu jàng diction am na ñu jàng lu ne waaye lan moo tax ñu jël lépp kat jox ko pour man reconnaissance reconnaître que nañ ay artistes la beneen bi dafa am ñaar dafa am mooy li nga njëkk a wax première partie patrimoine bi passé nañ ko il faut pas nit ñi di jaawale animation conte ak spectacle conte du benn man consacré naa sama 3e partie thèse ci loolu le conte spectacle parce que sama thèse ci lépp laa ko def mais dafa am yoo xam ne booy lépp sa biir kër ti ak say doom doo ko am booy lépp sur scène doo ko am Mame Fara buy joué Abidjan bi muy joué Abidjan maa ngi ci biir salle bi mënut a joué comme ni muy joué Dakar parce que ñële am na noo xam ne boo ko duggee rek ñu commencé ree parce que xam nañ sa démb te scène dafa am ay loi yoo xam ne loi yooyu boo ko respecté wul sa spectacle du ma mais tey voilà ak publicam waaw tey jii Sénégal ak Afrique man gëm naa ne respecté nañ te loolu je pense que travail la boo xam ne Babacar mi ngi ko commencé depuis mu jógee Madagascar 97 ma ñëw 98 fekk leen fi ak ñoom Awa Cheikh ñoom Aziz Gueye ñoom Mame Daour Wade ñoom Lamane ñoom Noëlla ak ñin munta lim ñoom ak Galaye Ali Fall ak nu mu tudd bi nekk États-Unis ak Mbow. Gelel Koumba Sangat du moins surtout Galaye Ali Fall. tey aujourd'hui ñun ku ñuy woo pour une prestation je pense que bërki démb les anciens de Blaise Diagne ba ñu bëggee daje ci benn lieu bëgg a def seen guddi dañu woo un conteur mu ñëw def te Babacar avant muy dem foofu joué na ci ngoon gi quelque part à Dakar gis nga wuute bi ni mu la gisee la lay ëwale au début considéré wuñ ñu woon comme ñu sérieux dina leen reeloo benn bis ma ñëw ci Babacar ma ne ko grand mu ne ma ne ko léegi may ma quoi may présenté Kader gis nga premier jour bi ñu ñëwee ñuy lépp ma ragale leen maa ci gënoon a tuuti nag gën cee sot parce que ñoom ñëpp ñoo ma mag mais dama ñëw rek ñu bàyyi ma lépp ma commencé di présenter Babacar Mbaye Ndak professeur d'histoire et de géographie de classe exceptionnelle ancien champion du Sénégal en athlétisme en classe de première. Ah bon? Ancien de Blaise Diagne ma taxaw ne leen Lamane Mbaye titulaire d'un doctorat Awa Cheikh responsable de la bibliothèque de Blaise Senghor animatrice culturelle Mame Daour Wade réalisateur sorti de l'école de cinéma de Paris responsable de la communication ACI Baobab Aziz Gueye sorti du conservatoire conteur émérite et comédien gis nga bi mu paree ba ñu xam ne ñii léeb ñàkk ñu fulla nit ñi dañoo taxaw te am nañu métier. waaw te am nañu métier beneen bi nag Kader pour ñu def ko métier keroog bañ commencé ku ñu woo pour ñu léeb nga ne ñu ne la da ngay fay Sénégalais yi laa xam ne ndekete Sénégalais boo ko fay wut du respecter li ngay def keroog ba ñu commencé tey lañ ko considéré donc tey compte est-ce que art de la scène la werante bi amul marché bi gën a rëy ci Afrique de l'Ouest mooy Massa tey spectacle yi ñuy jaay compte daf ci bokk man barki démb laa jógee Sénégal Burkina joué fa entre 5000 la woon 500 personnes fii ñu toog léegi jot naa message
Bassité négroïde Adignan bi nga wax léegi bërki dem ba soirée bu ma mujj def il y a 1 mois ma nga fool bu fekkee nag dañuy jox billet d'avion fay ñu cachet dugal ñu hôtel ñu dem jouer ji la maye ci kattanam d'ici semaine prochaine dinaa dem Norvège pour jouer 20 minutes donc aujourd'hui ñun de considérer nañ suñu bopp comme ay artistes liggéey bi ñu def tamit lu artiste lu Youssou Ndour sonn ci métier sonn naa ko ci sama métier lu Kader sonn ci spectacle am sonn naa ko ci spectacle ba ñu mettre en place ay structures Babacar du ma bàyyi Babacar amul benn année boo xam ne du dem Allemagne def une tournée donc Kader tey art de spectacle la art de spectacle nag comme li ngay wax boo ko defee dafa am ay am njàngat am formation bu mu laaj formation boobu aussi nit ñi ngi ciy jéem lu ñu mën merci Awa Cheikh bay xool conte ak bu mu nekkee art Sénégal nu mu fi duggee naka nañ ko indee ba compte parce que li may dégg mooy maanaam doon nañ ñëw ci bibliothèque ba doon nañ def compte doon nañ naka nañ ko assoiré dëggantaan ba ñu ne bon nañ ko dugalee nii def ko nii ba li Massamba wax après ñu commencé di présenter naka lañ ngeen xalaatee ni dañuy war a structuré wu jël xeex ko pour teg ko. waaw conte moom effectivement conte spectacle c'est vrai que mën nañu wax ni ak daanaka léeboon ci leer ci la commencé am fii Sénégal vraiment bu ñu waxantee dëgg rek foofu conte spectacle foofu la commencé mais li indi loolu mooy man dama dem France pour la petite histoire benn stage ci dans le cadre des bibliothèques ma dem tombé en France ak un grand événement bu ñuy wax la fureur de lire il était toujours organisé au mois d'octobre dans les bibliothèques municipales en France ci kaw loolu laa gis ne ndeke conte mën nañ ko def spectacle lépp mën nañ ko def spectacle ma gis ne effectivement conteur bi dafay ñëw ak costume am bon ak mise en scène am ak yëpp ñëw def prestation public bi ñëw seetaan man foofu laa ko njëkk a gisee kanam ma gis ko ci bibliothèque yu bëri itam foo xam ne dañuy organiser itam l'heure du conte c'est vrai que daan na am centre culturel français fii bu Dakar ak ku mel ni ñoom Pape Faye mais après laa ni lii de war nañ ko mën a def Sénégal parce que quand même on a beaucoup de compétences mais bu ma demee dinaa ko jëmee expérimenter bibliothèque bu Blaise Senghor il se trouve que nag en son temps je connaissais Babacar comme conteur mais Babacar n'était pas encore venu je crois à Dakar j'ai fait comme j'avais vu gisoon naa Daouda Lam à la télé ci télévision muy def ay contes bu Sorano je suis allée ma dem seeti Daouda Lam ma ne ko Daouda Lam daal li ma bëgg. dëgguma la Mapenda Sarr. waaw mais Daouda Lam moo fa njëkk a compté. Mapenda Sarr c'est après. dama lay wax tuuti rek origine bi. léegi après ma dem seeti Daouda Lam invité ay élèves Sainte-Thérèse Colobane ak yooyu ñu ñëw Blaise Senghor ñu def ay contes affaire bi am succès. Finalement ñoom Takay Mbaye ñoom Ablaye Diop dañu toujours des comédiens de Sorano ba yàlla dogal nag vraiment Babacar ñëw ci la affaire bi vraiment amee ampleur parce que moom engagement bi mu ci amoon ak le fait que mu doon mobiliser ñoom Maam Samba mi doonoon ay élèves am ñuy ñëw ñoom Maam Fara di ñëw bibliothèque taxoon na ba nga xam ne vraiment le centre Blaise Senghor dafa mujj woon nekk benn espèce de centre d'incubation pour conteurs donc ñu doon fa tase di organiser régulièrement ay séances de conte au centre culturel Blaise Senghor booy bi nga xamee ne Babacar nag dem na au jeu de la francophonie à Madagascar. moom moo ma proposé. waaw ci la ñëwee nag ne ma Awa Cheikh ñun du ñu yemati fii moom it xam naa ba mu demee gis na leneen loo xam ne amu fi woon aussi donc ci moment yooyu nag la ñu sos association des conteurs tuddee ko léeboon ci leer loolu moom moo tax après Sénégalais yi vraiment dugg en plein dans ce qu'on appelle le conte spectacle voilà. ok xam nga dafa wax léegi da nga dem francophonie nga gis fa après nga ñëw nga ne duñu yem ci lii. waaw foogoon ni il est temps tey ñu am benn festival international de conte bu mag a mag boo xam ne bon même bu mu mondial parce que conte Sénégal lépp ci biir Sénégal. wax dëgg yàlla man est-ce que ñun dàquñu ko fi si Afrique. waaw dama lay nettali Madagascar boobu. ñëpp dañ doon xaar le conteur sénégalais. xamuñu ma de
parce que aw ma presse bi may dem aw ma dossier de presse aw ma expérience. jóg rek dem. am na expérience ñoo am mooy expérience su ki ma sa bëgg affaire bi di ko def ak ay élèves am pendant près de 20 ans ak di ànd ak ñoom di ñëw blessé ko di ko def mais Sénégal lañ doon xaar ba faire attention looy def ci àddina du yow la nit ñi xaar wala yow la ñuy déglu ka ngay fay toogal kooku la ñuy déglu man wóoroon na ma ni Sénégal la ñuy xaar xam nga tax ñu doon xaar surtout parce que dëkk boobu dañoo amoon benn idée arrêtée ci sénégalais ndax tirailleurs sénégalais yi ñoo fa demoon di xeex Madagascar man ñoo àndaloon ñu ay sportif ndax bariwuñu woon ñun culture cadre la ñu woon desaan yaarax mu Ndari Lo ak Sodi Cissé ak Béan Touré comme photographe ak man ñoom ñëpp xam nañ ni bi ma demee damaa soppi li ma fa andi woon télé yi ñu ma doon yóbbu ak rajo yëpp dama doon défendre Sénégal mais professeur histoire moo doon régler histoire bi question boobu foofu laa jógee nag gis fa ñi nga xam ne ñoo fa ñoo nekk ay compteur mais may waxtaan ak ñoom ñu di ma wax association yi leen yebal yi leen tàggat li ñuy def seen réew ma ne mais ñun on est en retard parce que boo ñëwee Sénégal ay comédiens ñooy convertir nekk ay compteurs en général wala ñoom la ñu utiliser ci spectacle yi ñu nekk ay compteurs te compte ak comédie bokkul man lii ma sol nii bu ma demoon tey Italie moom lay compter tenue bi yow tenue bi mën nga ko compter ajuwul sol déguisement xoolal ma sàmbi li muy sol ñun boobu nag la ñu bàyyi di sol yenn yëre yi boobu la ñu bàyyi di sol yenn yëre di sol suñu yëre ñun ngir jëmmal li ñuy wax ak ñi ñuy toogal ndax Sénégal la ñuy toogal fu ñu toog léegi nag lépp ci kër la juddoo gis nga man bu ma sañoon mu delluwaat fa ci kër yëpp ñuy léebal xale yi waxuma léeb de nañu tàmbali di waxtaan ak xale yenn saa yi nga fay télévision bi toog ak xale yi wax leen ñooy kan man Samba Diop laa tudd Samba Diop laa tudd ak Galaay Diop mooy sama baay soxna deer mooy sama ndey soxna deer diwoo ko jur ba nga juddoo ci dëkk bu ñuy wax nangam jamono jooju nangam mais say doom dañ lay déglu ils apprennent l'histoire de leur famille yow yaa xam nooy def nag ba histoire famille boobu say doom jële ci benn fierté boo xam ni moom la ñuy défendre ëllëg waxuma fierté vanité déedéet xam sa bopp ndax Massamba sànq bi muy wax ni Jean de La Fontaine bi muy yar doom buur bi mais buur bi doful doomam a koy remplacer moo tax mu bëgg ko teel a yar pour def ci moom ay jikko yi nga xam ne moom la kilifa war a am Ésope moomu nga xam ni moom la Fontaine jël xam nga lan la woon esclave Ésope jaam la woon Grèce waaye xam nga lu tax ñu goreel ko ñu goreel ko daa mën a léeb ba ñu goreel ko ndax léebam yooyu moo daan jàngal ñëpp même kilifa yi fa nekkoon en Grèce yaa ngi dégg donc man bu ma sañoon tey jii nii ñu delloo siwaat léeb ci biir kër yi en tout cas la parole au sein de la famille léegi nag seen bi ñuy nekk nii ñun dañu ngi ci Lébu Ndoye moo la woo sànq moom mas na maa woo formé naa foofu ay xale yoo xam ne ay ndaanaan lañ tey maa ngi leen di nuyu ñoom Jum ñoom Ngaari Mbay xale yooyu nga xam ni franchement ils sont maintenant suñu xel dal na comme ñoom El Hadj de Boni suñu xel dal na ñun ñuy tàmbali noonu. waaw mënu ma leen woon woo te woowu ma ñu mel ni ñoom parce que tamit relève gis nga buñ deful nii léeb dootul amati. non on les a formés. waaw loolu laa buñ ko deful. buñ ko deful kenn dootu fi léebati awa da nga am la. waaw man Kader dama nekk nit dama xalaat ni aussi xam nga comme jamono tam dafay dox te gis nga tubaab bi ñu am sànni wuñ ko sànni wuñ ko boo demee ay Walt Disney ak yeneen structures yu mel ni ñoom seen compte yi la ñuy jël. mais def ko ay film. def ko ci télévision yi xale yi di ko seetaan ñun tam dañoo war a yegg foofu. parce que effectivement xëy na maam yi léegi nous sommes de jeunes grand-mères ñu mel ni ñun xëy na am nañu ci bëri ñoo xam ni. xëy na peut-être mënuñu léegi wala xamuñu histoire mais je crois que ñi ko xam war nañu fexe ba aussi ñuy def ay production audiovisuelle yoo xam ni danañu mën a fekk xale yi fa ñu nekk ci seen biir kër yi
ci internet bi ak fépp ñu mën ko faa dugal ndax xale itam di ko seet parce que xëy na li amoon bu njëkk mënul am parce que société boo gis nag tam dafay dox moo tax aspect yooyu itam je crois que xam naa du ñàkk ay comme Fopika ngi fi ak yeneen ak yeneen ay conteurs a ngi fi ay réalisateurs a ngi fi vraiment comme ni ñeneen ñi def di dugal ay yenn comptes yu bëri ci kii de réaliser ko ay film d'animation man je crois que aussi ñun war nañu jublu ci côté boobu pour ñu bañ a perdre patrimoine bi ñu am waaw parce que dina jafe lool ñu delloowaat peut-être compte yi ci kër yi comme ni ñu ko daan defee comme ni ko Babacar bëggee je crois que war nañ ci mën a travailler sax pour mu am tubaab bala muy nelaw tubaab bala muy nelaw yaayam day ñëw liiral ko waaw ba tey jii nii waaw lu tax mënoo toog ak sa doom muy gëmantu liggéey nga ne ko kaay ma liiral la balaa ngay nelaw di ko bambaane sax bu dee xale bu ndaw di ko woyal di ko woyantoog moom di ko jàngal ay woy di ko noonu la mais waaw mais parce que dama am appel bu jógee Norvège. Sénégalais di nga fekk compte bu ñu def en dessin animé di nga fekk compte bu ñu théâtralisé di nga fekk compte bu ñu def en vidéo réalité bi mooy que contenu internet flux yi ñi koy gérer dafa am nu ñuy liggéey moo tax bi nga tuddee structure yooyu dafa am fond boo xam ne dafa war a nekk ci Fopika fond boo xam ne dafa war a nekk appel am fond boo xam ne dafa war a nekk promotion wu patrimoine gis nga am na site am na naa la jox ñeent ou juróomi télé yoo xam ne boo jëlee tous les comptes des frères Grimm am na fi ñun en 2010 compte Babacar fekkee na ko compte yooyu bi ñu ko paree lan lañ def on a créé un site qui s'appelle compteafrica.org démb am na ñaar ñu doon werante ci internet ci ëmbarum njulli ak sàmbam saytaane Mamadou Diop moomu ñu naan dafa gaañu woon ci 2012 yàlla na yàlla may ko àjjana moo ko cueillir démb dañ ko dama jël rek lien bi copier ko yónnee leen ko ñu déglu ko am na yeneen sites yu fi nekk mais question bi la Babacar di poser dàqul question bi ngay poser aujourd'hui naka la ñuy def ba ñun comme je dis aux gens ñun li ñu mën ñi ngi koy def mooy monter ay spectacle monter ay structure la maison de l'oralité bu ñu ko mettre en place élage tey am na cadre boo xam ne bu ko neexee mu dem fa pendant 15-20 jours ñu indil ko ñi mu war a liggéeyal muy yow muy Babacar muy Kader pour ñu def ko donc mais la question principale xam nga mooy lan question principale bi Kader mooy tey jii compte en tant que art social li ko mën a delloo ci kër yi mooy compte en tant que art du spectacle gis nga compte en tant que art du spectacle li ko mayoon doole mooy que ñun moment bi ñuy compter dañ doon génn télé nekk ak Marème Samba maa ngi koy nuyu di def la télé état nu nit ñi fi ñu doon gis Youssou Ndour ba bëgg ko fi ñu doon gis nu mu tudd DJ Awadi ba bëgg ko foofu lañ doon gis lépp kat yi bu commencé woon ak Mapenda Mapenda Sarr boo commencé ak Marème Babacar ñëw fekk leen fa ma ñëw ñu dugal ma ñun ñu koy def ba yàlla dogal li muy dogal kenn ku ne ci ñun dem ci leneen donc moom moo tax c'est pas pour rien que espace yële kër Leyti boo duggee li ngay njëkk a gis mooy Babacar Mbaye Ndaak wax sa wax parce que moo njëkk a jàpp sama loxo ne ma léebal lan moo tax booy yéeg fi ñuy léebee da ngay gis ñu tuddee ko Mame Mapenda Sarr parce que moom moo indi lépp télé ba pare doon ñu woo di ñu yedd di ñu jàngal di sunu baay waaw di sunu baay naan ñu yàlla na yàlla may ko àjjana di ñu wax arrêté leen bàyyi leen donc aujourd'hui je pense que espace de transmission yi ñu ngi fi le conte est reconnu comme art de la scène et le conteur est reconnu comme artiste man de ci kàttanu yàlla tey su ma nekkee expert OIF pour la CIT pour toute l'Afrique de l'Ouest c'est pas parce que je suis comédien certes dramaturge mais d'abord parce que conteur là donc art de la scène boobu moo ñu mën a may tey
li ñuy wër di ko def ci réewu jaamur yi li ñuy wër di ko def France di ko def fu ne ñu ngi ñu fay woo jàmbatuñu dara nag parce que ñi ngi sant yàlla mais lu ñu bëgg mooy que le ministère de l'éducation nationale ñi ngi koy wax depuis 20 ans dafa war a am journée yoo xam ne dafa war a tourner les journées du récit waxuñu conte rek parce que conte am na légende am na mythe am na mais conte moo ci gën a démocratique conte soxla woo nekk géwél pour def ko soxla woo am xalam pour def ko soxla woo conte comme neex mën nga ko def mais lan moo tere la journée mondiale du conte le 20 mars du ñu taxaw ñu arrêté cours yi à 10 heures def ni ko sëñ Dame Mbaye doon defee l'heure du conte lan moo tere chaque semaine ci biir école yi ñu mën a may professeurs yi ñu wax xale yi nañ dem collecté ji ay récits ñëw te gis nga Kader xale bu dem jëli benn conte collecté ko approprié wu da koy approprié wu bu ñëwee wax ko ci làkk boppam résumé ko en français pare làkk ko ci làkk boppam da nga koy may mu xam nga li gën a lu sa école sénégalaise da ngay ñëw ñu ne la xamoo dara parce que savoir bi nga indaale ba 7 ans savoir bi nga am ba 3 ans di ko indaale savoir boobu sa yaay moo la ko jox mais bu école ñëwee daf koy weddi parce que sa yaay daf naan la benn ñaar ñett ñeent juróom ak benn base unité 5 la mu ne la góo tati nay góo didi tati nay joyi et góo jeegom jox la base unité nga ñëw école maternelle ñu dindi ko ñu la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 effacer le patrimoine gis nga effacement mémoriel boobu ñu am compte daf koy dindi xale yi bu ñu leen teelalee léebal à 3 ans 4 ans dinañ seen ouverture d'esprit dafay yokk te xam nga loolu lu mu daan àndal boot la daan àndal xam nga lu tax ma indi boot sa yaay da la daan boot nga nekk xale toll ne biteel bii nga xam ne looy xool da nga koy tiim sa yaay di bañ nga yéemu bay xeeb sa bopp mu takk la yow nga nekk gone ba pare di tiim àdduna gis nga gone boo ko bootee mu tiim àdduna moom foo ko mënti yóbbu dara du ko yéem gone yi boo ko teelee léebal Kader ba boppam ubbeeku mu rencontrer les personnages rencontrer les animaux te gisu leen di nga ko permettre donc xale boobu mu am ouverture d'esprit les arts du spectacle pour man le conte spectacle mooy la clé mooy clé bi mën a indiwaat nit ñi ñu jël ko nag comme ni soxna Awa waxee def ko ay film def ko ay dessin animé mais ñu gën ko tas. maa ngi doon wax festival parce que la grande parole Babacar joué na si man mise à joué naa si El Hadj joué na si mais tàmbale woon nañu doon nañ def wax sa wax boobu def nañu ay éditions yu bari Blaise Senghor def nañu ay ak Douta Seck on avait contes en couleur waaw non loolu en partenariat la. mooy les grands festivals. le grand festival. mooy contes en couleur après wax sa wax. au mois de mai. aujourd'hui lu tax ñu teg la grande parole. c'est Kader wax dafa tumuranke Sénégal. tey jii ku toog télé bu ubbee gémmiñam da ngay bëgg a taf sa nopp ndax da ngay tiit la muy wax. ñu ne kon lan mooy la grande parole. ñu ne tey naka la ñuy dajalee Kader bi nga xam ne day def comédie di def humour. di def théâtre parole lay utiliser Awa Cheikh autour du livre bu ñu demee ba rond-point Sandaga ñu mën fa taxaw digg bëccëg 10 heures def spectacle de voix et de lecture am na lu Sénégalais yi bëgg donc que ce soit la grande parole que ce soit Lingaari di def Louga que ce soit yeneen chaque région dafa war a am ñun initié nañ fi jéem nañ ba sonn def nañ la grande la caravane du conte yaa ngi foon Dakar lañ doon jógee une semaine dem Abidjan une semaine dem Lomé une semaine dem nañ ba bu ñu defee Dakar Bamako la Conakry Lomé Abidjan Ouaga nga xam ne pendant 1 ou 2 mois on essaie de faire vivre mais les mairies tant que mairie dugaluñu le patrimoine ci seen objectif d'animation dañuy lajj tant que la case des tout petits mi ngi jël le compte ci ak ni mu koy jëlee nii. mais ñi ngi am ay grand-père dans non dama lay expliquer nu mu juddoo. gis nga case des tout petits te dañ ko wax tey ci télé bii quand le président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir premier arbre de Noël bi mu def palais daf na nañ ma indil ay compteurs man Babacar Lamane Baye Mapenda Sarr keroog bi ñu léebee ba pare. moom ci boppam moo ñu woo ba ñu ñëw. mu ne damaa bëgg a def lu tudd case des tout petits. association des compteurs bii laa bëgg ñu jox leen ñu defal ma un programme de compte. gis nga grand-père yooyu grand-mère yooyu. ba nekk kokki de maa ngi wax télé bi waa kokki may xool. moom de pendant des années su ma ñëwee maa koy jox léeb yu muy léeb. parce que dafa am réalité sociologique bu fi ne. le compte dafa disparaître ci biir kër yi. Massamba ñooñu grand-père yooyu ak grand-mère yi bi ñu leen dajalee à fële.
Sali. à Sali. waaw. man mi maa nekkoon seen. le formateur. bon formateur waaye maa doon seen doom daal. waaw bu leen di woon nan la ñu mën a duggee ci case yooyu ak Ndeye Khady ministre Ndeye Khady yaa nga foon Kader kon ñun yàgg nañ ci affaire yi daal mais xaaruñu kenn mosuñoo laaj subvention amul kenn ku mas a tooxaw ni léeboon ci leer mas naa laaj subvention ndax danoo gëmuloon ni loolu demal nañ jam ak suñu doole nañ jam ak suñu xam-xam ndax gis nga lii ñuy def nii gëb moo tax ñu dugg ci ak xam ndax dama ne la ñi ci bari ci ñun ñi ay jàngalkat lañu danoo gis ni école la boo xam ne fa lañ daan jàngalee mais nañ ko dekkal xam nga lu nu rey ñun lu nu am xeeb nañ ko jële nañ fi doomu sagar ndax doomu tubaab jële na fi doomu sagar xamal tax doomu sagar xale bee ko daan defal boppam di montrer créativité am doomu tubaab dañ ko koy indil donc am na lu manqué suñu xale ko ndax mag ñi dañu doon fexe ba nga xam ne xale bi day teel a mënal boppam dañ daan jël sax may la ginaar bu guddee nga di ko dax sa ginaar yaa ko moom dañ lay jàngal gérer waxtukat yi nga doon wax sànq ñoo fi jëlee waxkat yi werekaan yi ñu mën a wax waxtukat yi ñoo fi nañ mooy réalité réew mi wax nga ko Massamba gis nga maam ya dañoo xamoon société ba nga xam ne bu ñu jëlee wax ba koo jébbale dañ koy jox ko man moo tax ñu sàkkoon géwél géwél xam nga du ko aay non fonction ba moo ko chargé di ko limité ca la mu war a defee ak la mu war a waxee looloo taxoon bu waxee wax ji jub waaye lépp amul dara ak géwél dama ni kër gune maamu fa la nekk war nañ ko mën di lépp waaw dugal ko donc nañ ko dugalaat masam am na loo xam ne waxu ko didactiser nañu compte maanaam ci français la ñuy wax didactisation du compte maanaam wane nañu que ni lépp mën na nekk outil comme objet d'enseignement wane nañ ni ñu koy defaree ci classe yi ñoom ñoo ci des de pouvoir bi ñoo ci des ba jébbal leen këyit yi ba pare loolu nag ñun suñu jaan wàcc na ci loolu waaw defe naa c'est bien que ñu rappeler loolu pour que aussi pouvoir public yi dégg ko xam ni ku nekk dafay bay sa waar ci aaram parce que aar bi la wax moom lañ jël aussi patrimoine la aar la ñu retracé ko dugal ko ci ay didactiser ko comme on dit waxtu bi jeex na waaw gaaw na trop. waxtu bi ñu nekkul ci waxtu de waxtu wi. waxtu wi. parce que boo nee waxtu bi nee naa la man waxtu bi jeex na mooy dañ gën a kon di waxtu. da ngay compter. wax nga dëgg waxtu bi jeexul waxtu wi. waxtu wi ñu mayoon. waaw kay. mooy jeex. ngir ñu def ndax sànq dama ko fànn quoi dafay waxtu du wax ay pour du wax ay ngir man mënuma ko loolu laa bëggoon jéem a toppandoo waaye dana mooy jeex. waaw danañ ci jàng donc waxtu bi nag. jeex na dama bëggoon tey xëy na balaa ñuy tàggoo ñu wax ci Walf Quotidien bi nga xam ni moo war a génn suba ñu wax une bi note discordante le dialogue divise les khalifistes waaw beneen une bi c'est vacances à Biarritz les réseaux sociaux se déchaînent contre les Faye Sall sexe alcool Richard Toll carrefour de la débauche dialogue politique le parrainage de la discorde loolu mooy inu Walf Quotidien bi war a paraître suba ñu leen di ñaan yéen ñëpp ngeen jënd ko donc dañ leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp di leen remercier ci invitation bi ñu jox leen peut-être ngeen tàggoo bëggoon naa ñii mais heure bi wax dëgg yàlla wax ji moo intéressant vraiment est-ce que duñ ko defaat sax il faut ñu defaat beneen émission boo xam ne dañ ciy waxaat ndax du ñu doyal ci patrimoine aussi quoi waaw. ñu bàyyi Babacar. waaw maa ngi nuyu Sarr Bamba. di nuyu Bamba. di nuyu Amadou Achel. di nuyu Falay ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu mës a accompagner. Issa Diaw. ak Issa Diaw ñoom ñëpp ñi nga xam ni ñooñu xalam ba mu neex. ba nit ñi mën ñoo déglu. te ñu daan ànd ak ñoom saa su ne. maa ngi nuyu. Khadijatu Noyela di nuyu Dieynaba Gueye jeewo Kolda borom Kolda ñeenti làkk lay làkk muy lépp di nuyu nag suñu xarit Koura Sarr ak Mam Daour ak Alaaji Laman
El Hadj Laman. El Hadj Laman. waaw bu ñëwee dootuma ko tooñu di rek El Hadj la. est-ce que dem na est-ce que demul Maka Koulibantang bii rek. du Maka ba rek léegi nag dama bëggoon a tëjee lii. moom laay ngéejoo. l'école mag ña guddi lépp ni tekk picc fatu mbaam ŋaax weer sànqal wala sunguf maam toog xale yi wër ko rëdd wu jëkk ndaw toog rëdd ñaar mag dàkk lëndëm ñetteel leen mu indi xam-xam mboor ak cosaan wadde leen ak neex ak tegin di leen sa ak sol yu saf ñuy ree mbaa di jooy ca suuf ay ree yi dégg naa ay jooy jàpp naa jataay boobee kër gu ne la doon taal bis bu ne guddi gu ne jottali jàngale jikko yu rafet lépp foluwul ndaa noonu lu dund ba weesu fo moo ko daa def mu di wàlla mu bees ndax mag daawul taxaw toog tëdd di xool maam tudd du yëfi géwal doonte métier ak màccam mën na ko kooku ñu ngi ko doon wooye maam ana maam ana ñu ko fi wutu laaj nañ la ko jërëjëf Babacar waaw liñ ko tëjee vraiment neex na lool Awa Cheikh tamit ñu bàyyi la nga tàggoo ak waaw Kader di rafetlu rek waxtaan bi nga xam ne def nañ ko fi tey di wax ne nit ñaa ngi góorgóorlu ci compte mais chantier bi rëy na chantier bi bëri na loo xam ne il faut que ñu jublu Mass wax na ko léegi ci intervention ci promotion compte parce que promotion bi dafa des c'est vrai que mën na am ay spectacle de conte mais public bi ngay am par rapport ak public bi nga xam ne ñoo ngi toog ci seen kër mënuñoo ñëw ci spectacle boobu quand même c'est sans commune mesure donc bu ñu bëggee effectivement dugal compte ci école yi dugal ko ci kër yi dugal ko ci vraiment ci place publique yi il faut que effectivement comme léegi nouveau média moo am ñu góorgóorlu ci production yi ba nga xam ne nouveau média yi dinañ mën a jaare ci ñoom pour def promotion compte bi loolu daal c'est un très grand chantier je crois que war nañ ci gën a xalaat c'est vrai que am na lu ñu def mais am na lu bari lu des ci biir ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir association bi aussi Babacar yaa Abdoul Aziz Gueye di ñaan maam Yaxila la waxuñu ko mais moom it doon na ñëw ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm ak vie ma Penda Sarr daan nañu bokk ci activités yi nga xam ne moom lañ daan def di animer et dire que aussi dafa am benn moment les gens nit ñi dañu jëloon compte parce que boo xoolee am na ay années yoo xam ne arbre de Noël yi am yëpp presque ay conteurs la ñu invité je ne sais pas si jusqu'à présent ñu ngi koy def mais bon en tout cas à un moment donné vraiment les compteurs il faut ay rencontrer voilà donc di ñaax aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy organiser événement yooyu ñu mën ci gën di dugal ay compte pour ñu gën a mën a def promotion compte yi très bien merci di vraiment di gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewlu bi jërëjëf Kader di la féliciter aussi ci initiative bi jërëjëf merci Mass voilà ñu bàyyi la aussi bu tàggoo bi mooy rek wax que ñun suñu option maison de l'oralité et du patrimoine Kër Leyti c'est de construire des spectacles et faire de la recherche moom moo tax ñu mettre la structure en place ak du subvention état du subvention tubaab dërëmu kenn demu ci su ñàkk bopp la donc lu ñu bëgg mooy former une nouvelle génération de conteurs mais aussi ñu comprendre que conte au niveau universel fu mu toll aujourd'hui foofu mooy fu cinéma toll mooy fu musique toll foofu la toll storytelling la ñuy wax tey conte yi dañuy dugg dans le domaine de la publicité dugg dans le domaine de l'éducation dugg dans ñun dañu nekk dans l'économie du conte aussi aujourd'hui nekkatuñu rek ci dañuy def l'aspect patrimoine en tant que chercheur mais on a mis des structures en place pour que des gens comme El Hadj université la nekkoon France xëy suba
bàyyi lépp ñëw Sénégal dugg dans le domaine du conte il faut que mu mën a retrouver boppam donc pour man mooy suñ démarche ñun Kër Leyti xale yi ñuy liggéeyal aussi gis nga leen donc je voudrais avant may dem saluer sama benn élève bu nekk fii boo xam ne maa ko yoroon lycée Parcelles tey mu nekk sama fierté muy Pape Maguette di sama fierté parce que tamit buñ koy yor mu nekk école di présenter di jiite foyer bi ñëw bi mu njëkkee ñëw taxaw sama wet def ne ma dama bëgg nekk maître de cérémonie donc je pense que tey su nekkee fii di def les grandes éditions dama koy ñaanal di ko wax ne je suis très très fier de lui et di ko féliciter di ko ñaanal moom it mu gudd fan di wax aussi El Hadj ak maam Fara ñu gën a góorgóorlu liggéey te xam ne affaire bi du caaxaan. jërëjëf Massamba jërëjëf Cheikh jërëjëf Babacar merci beaucoup maa ngi di sant leen gërëm aussi si seen teewaay bi pour ginduñu ci oralité ginduñu ci patrimoine bi nga xam ni moo doon lépp maa ngi gërëm aussi maam Fara maa ngi gërëm El Hadj Léeboon di leen sant di leen gërëm aussi si teewaay ak seen lépp yu neex yi ngeen ñu jox ñu ngi leen di sant di leen gërëm temps bi nag moo gàtt normalement waroon ngeen def yeneen pour ñu gis ko mais ñu ngi jox ñëpp rendez-vous di nuyu Cheikh Tidiane Diop Cheikh Tidiane Ndiaye ñoom ñëpp ak Patou Bab maa ngi leen nuyu bu baax a baax Ousin Deko maa ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour Grand Soir sunu aar ñu waxaat aar merci beaucoup et bonne soirée.